dama am ay témoignages yu ma war a def d'abord ci seen président Jams da nga ni sa président yéene ngeen ko lu ne mais yaakaar naa ni am na lu ne xam nga lu tax mu am lu ne yàlla moo ko teg seen kanam mu nekk xale nekk ay xale bu am vision nekk xale bu am fulla ak fayda depuis que mu jiite l'ASC Grand Thiès ndam rek la am li ngay wax phase nationale wala coupe maire yaakaar naa ni ñépp xam nañu coupe maire bi en demi-finale naka ngeen def ba ñàkk ko ñépp ko gisandoo loolu dafa nekkoon suwe bu rëy ci biir Grand Thiès particulièrement man mii nga xam ni ànd naa ak ASC Grand Thiès fu nekk damay dégg ñu naan Fallou li mu def Grand Thiès man defuma dara Grand Thiès damaa bokk Grand Thiès nekk ci magu Grand Thiès yi kenn mënu fexe ba ma wane ginnaaw Grand Thiès parce que man lu ma am ci sport Grand Thiès moo ma ko jox doomu Grand Thiès pire la donc président dama lay rassurer en tant que sage du quartier parce que yaakaar naa ni ci ñi mag ci Grand Thiès ci laa bokk ci wàllu sport ma bëgg la xamal ni ñun ñi jàppal ni dénk nañ la quartier bi jox nañ la quartier bi te bañ la ko joxee ba léegi amu ci jun dara lu ñu ci naqadi la nga ca war a def yaa ngi ko ciy def say moyens yaa ngi ko ciy def te boole woo dara ak i wax kon man tey jii man Fallou Ba fierté la tey jii ma taxaw fii sa kanam xamal ne na ni maa ngi sa kanam maa ngi sa ginnaaw wutuma ndooma tànk soxlawuma ndooma tànk Grand Thiès li ma gëm mooy gëm naa sama quartier bëgg naa sama quartier bëgg naa samay rakk bëgg naa samay jigéen te xale yi taxaw tey jii ah c'est des jeunes à féliciter man ànd ak naa ak ñoom fu ne phase nationale ànd ak naa Daabo fu ne Kaolack Tambacounda Kolda fu Grand Thiès dem naa fa ak ñoom fanaan naa ci àll bi ndax sama biir quartier duma mës a lâcher sama quartier ndax sama quartier laa gëm moom laa bëgg képp ku dëgg sama quartier bi jàppal ni yaa ngi sama biir xol lii xale yi jël nag dafa nekk loo xam ne nii c'est à récompenser d'abord dañu am ay encadrement yoo xam ne ay encadreurs yoo xam ni yi nga bàyyi sa ginnaaw mu nekk ay nit ñoo xam des gens équilibrés parce que ku xam Grand Thiès xam ni Grand Thiès quartier la boo xam ni quartier bu jafe yor mais ak yow monsieur le président yàlla def na ci xol ndox mu sedd guy ba nga xam ne li nga jiite kenn déggu ci ren benn coow la ñu war a def ñoom ñu ngi koy def footballeurs yi li ñu war a def ñu ngi koy def kon man franchement maa ngi félicité ñëpp di gërëm ñëpp tey jii suñu waroon toog fii pour l'ASC Grand Thiès ba 2 heures du matin dama fiy toog ngir bëgg sama quartier mais jàppal monsieur le président bravo et félicitations ça tu le mérites kon li nga mérité ñun waa Grand Thiès dañ la koy joxaat delloo la ko tey jii jàppal na xale yi coupe yi ñu teg sa kanam yeneen coupe ak coupe dina ñëwaat fii sa kanam ñu feeteendoo ko ensemble et je vous remercie. mais ñun ñëpp aussi seede nañu ne moom Code dong mooy mag bi nga xamante ne tey moo ngi pousse équipe bi moo ngi aar équipe bi vraiment moo ngi nekkal fu ne tey sur les regroupements qu'on a fait monsieur le président am na ñaar regroupement yoo xam ne moom moo ko res en charge moom moo ko jël en charge mënoon na ko see bañ a fekk dañu jékki-jékki mu wooñu yónnee ñu ay ginaar yëkkati si poosam def si équipe bi tey toll na foo xamante ne man dama daan wax Aziz Fallou ñu ñoo ko war a defal mais seetul loolu lu mu am il le partage avec l'équipe donc kooku suñ ko gërëmul si kanamu nit ñi gërëmuñu ko sa kanam ñu doon ay baadool donc jërëjëf rax si dolli les parcours Jams wax na ko du ma si je ne vais pas y revenir donc ku ko xam tey Grand Thiès moo tax nga xam ko ba mu si jógee aussi damay ñëw si
monsieur le président ici présent parce que ñun ñëpp tey xam nañu ne yan contexte la jëlee équipe bi au moment où on était aux abois Grand Thiès demoon na à un certain moment donné pour nga am nit koo xamante ne moom mooy volontaire u jël Grand Thiès problème la woon malgré les performances qu'on a fait moom mu ñëw ñu waxtaan ak moom si koo xamante ne du ma ne xamul sport mais keroog si regroupement nee naa leen président la boo xamante ne je crois que ne ñaar xaw ma ñetti match la seetaan la fekkee est-ce que du benn sax ñaar match la fekkee si président boo xamante ne tu dégaines des millions di ko def si équipe ñëwoo seetaan yi match suñ la wooyee ñu la résultat bii la nga kontaan mais loolu tey bettuma si moom dama koy wax parce que dafa ñëw vacances ren mu ànd ak soxnaam li mu wax si kanam soxnaam lay wax tey bu amee fit di def yenn yi c'est parce que am na ndigal aussi soxnaam wala te xam nga nit góor-góor la si li nga xamante ne tey doo féeri si loolu ngay yëkkati say xaalis ay millions di ko def si équipe day fekk aussi mu neex sa njaboot te njaboot aussi mu ngi commencé soxna si soxnaam ñu toog ak moom soxnaam ànd à 100% si lu muy def njabootam ànd à 100% si lu muy def donc kooku dañ ko naan jaajëf jërëjëf yaa xam li nga bëgg yal na la ko yàlla yombalal ah en tout cas bégal bi ñu bégal actuellement nii am na commencement mais amul fin vous savez coupe yii dañ ko doon jël aada la woon Grand Thiès damay faral di wax Aziz Touré moo ne ko yaa ñu parce que en 2015 bi ñu gagné coupe bi moom moo bokk benn bi doom ji bokk benn bi ñuy dem mu am ko romb ne ko coupe bi lañ doon xëccoo mu ne ko waaw mu ne ko lii bés mu lay rëccee pour nga am ko problème la et pourtant wax nañu xat 3 ans yëpp dañuy dem ba demi-finale président doo xam lu lay toogloo mais cette fois-ci les gosses y ont cru soo gisee ma kontaan c'est parce que coupe bi nekk si diggante bi moo indi lii à 80% l'équipe qui est là qui est devant vous ñoom ñoo gagné woon finale bii phase nationale daaw jéeg daaw ñu bëri ñu waat seen deuxième année senior malgré la belle équipe que nous avons une équipe très jeune ñu dem pratiquement suñu dernier match bi ñu livré fii Maniang Soumaré contre Jalooré tout Thiès en parlait nous on savait que ne ñii bu ñu leen téye dolli si as tuut mën nañoo am li ñu bëgg et je crois que ne tey loolu moo jur tey ren sonnuñu ñooñu la ñu conserver n'est-ce pas appuyer aussi ñenn ñi seen xarit yi pour au moins ñëw renforcer les rangs de l'ASC Grand Thiès aujourd'hui à Thiès on a envié wuñu benn équipe sur le plan du jeu envié wuñu benn équipe tey foo wax ñu la Grand Thiès c'est parce que ñoom la te loolu aussi ñu jar a féliciter lañu ñu jar a remercier parce que ni ñu la ko waxee ce sont des jeunes yi nga xamante ne tey mën nañu dëgg nañu lu ne si nawetaan mais ils ont préféré laisser ça pour compagnonnage bi ñu ànd ak Grand Thiès mu rafetlu ko mu dewe leen ñu ànd ak ñun malgré les offres dañoo bàyyi lépp ànd ak Grand Thiès donc tey final yi bu ñu ñëwee du hasard seen mérite la donc ñoom tey vraiment devant le président on tient à vous remercier fi ngeen jàpp dañ leen di ñaan rek ngeen mañ fa teggeeku li ñu ñaan rek mooy au moins bu déwénee ngeen mañ fa waaye sax nawetaan au moins ngeen am contrat mais on espère que ne tey képp koo xamante ne yaa ngi si nawetaan Grand Thiès ji na li nga xamante ne tey seen kanam la beneen bi mooy revenir sur le premier vice-président Cheikh Omar du caagan dama koy remercier pour yaa ma neex tey Grand Thiès bu tollee fii moom la et ça je le dis devant tout le monde moo ñu mag mais Cheikh looy wax looy def Cheikh moo nekk au devant de la scène mûr en réflexion et pur dans ses actions loolu dafa rare ci àdduna bi tey la commission féminine ne me laissera pas mentir lépp lu ñuy def Cheikh Omar moo ne ci kanam il est en amont il est en aval comme en amont et en aval de tout donc tey ASC bu étoogee bu tollee fii sa kanam nga toog yoon la ñu remercier ko te il n'était pas tenu de le faire mais tey bu ñu amoon ñaar wala ñetti Cheikh Omar donc ASC Grand Thiès instant bii romb na fi yow nag du ma sori ak yow li nga def alal ji nga def ci équipe bi te mu xajoon feneen nga indi ko pour bégal sa koñ yal na la ko yàlla delloo vraiment loolu laa amoon li ma ci sànni. wax ne ñu ngi seen ginnaaw
di leen wax ne ñu ngi seen ginnaaw du ñu tàyyi di leen jàppale parce que li ngeen def c'est le fruit d'un long travail da ngeen nekk ay xale yoo xamante ne xam li ngeen bëgg di ko teg fi nga xamante ne foofu ngeen ko war a jaarale loolu moo waral tey ndam li ñu am ko c'est pas pour vous jeter des fleurs mais vous êtes c'est-à-dire que bu ñuy wax talent dafa nekk ci yéen parce que le sport par définition c'est la compétition et qui dit compétition dit concurrence football c'est moom la ñuy wax la discipline où prime le talent et l'intelligence donc te yéen loolu mu ngi ci yéen donc li ci des mooy gën a góorgóorlu gën a fas jom mu ànd ak pas-pas ak pasteef ñu ànd ak yéen liggéey ma leen di ñaanal yàlla fii su ngeen fi jógee déwén ngeen nekk ci yéen ñu leen di dégg ci yeneen équipe yu mag muy cadets yi muy seniors yi di leen féliciter encore davantage di féliciter l'ensemble des membres du bureau parce que wax dëgg yàlla ñi fi toog ñëpp te nekk Grand Thiès bi nawetaan yi commencé ba léegi sonnuñu taayuñu di ci ku ci nekk la nga ci mën yaa ngi ko ciy def mooy l'ensemble des dirigeants comme su ma limee nag jum mais damay remercier ak di féliciter ñëpp la commission féminine moom dama leen di beral loxo parce que franchement c'est une commission boo xamante ne dama leen di bàyyi ak yàlla parce que wax dëgg yàlla ñoom elles ont été d'un apport considérable durant tout le parcours boo xam ne def nañ ko président Assane nag dama lay ñaanal di la ñaanal yàlla may la gudd fan ak wérle parce que defe naa li nga def du pour te jeter des fleurs mais raar na ci doomu aadama wala gis ko dana jafe mais la ngay def ci équipe bi mu nekk loo xamante ne booy seet sax amoo ci benn retour mais da nga koy def ngir yàlla di ko def parce que ndax passion di ko def ndax Pastef di ko def parce que amour bi nga am ci club bi amour bi nga am ci Grand Thiès donc loolu li ñu ciy félicité di ko ñaan lii nga am nii nag da nga ko mérité nag wax dëgg yàlla nag da nga ko mérité parce que lii ça a été vraiment investissement bi moo indi lii dem te vraiment wax dëgg yàlla sur ce plan man dama lay encourager di la féliciter di la ñaanal fi nga teg sa tànk foofu la bu ko teggi di la ñaanal yàlla may la kattan ak doole li nga bëgg sa njaboot sa liggéey sa avenir professionnel lépp loo xam ne daal yaa ngi koy mébét muy projet maa ngi lay ñaanal ci xol bu seddu gi yal na yàlla saafara yëpp te mu jig la. Njawar entraîneur man dama lay defal mention spéciale li tax mention parce que damaa ñëw ci équipe bi fekk la fi ngay liggéey ak équipe bi jàpp ci te bañ a bàyyi yow dinaa la lim parce que dafa am loo ma won loo xamante ne su ma ko waxul ma xam ne du ma gor parce que franchement da nga mus a wone désintéressement ci équipe bi te terewul fu ñu la sollicité nga ñëw donc yow wax dëgg yàlla tey jii su ma ko mënoon dañ lay c'est-à-dire dañ lay daggal salaire sax di la ko jox parce que franchement tu le mérites vraiment jàmbaar nga yaa ngi def loo mën ci équipe bi te wax dëgg yàlla lu nee na dégg nga ko mais da ngaa toog jàpp sa ñaamóor ton calme olympien bii nga yore jàpp ci teg ko foofu fi nga ko teg foofu la nit da ngay def li ngay def te doo ci boole wax ju bëri grand Fallou c'est le sage du quartier et la sagesse c'est une richesse qui est sûre mais qui est rare grand dama lay ñaanal rek yàlla la fi yàlla bàyyi yàlla na fi yàlla bàyyi la ngay def ñëpp ñun ñëpp gis nañ ko yaa ngi dégg mu gudd mu gàtt yaa ngi dégg fu ñu nekk yaa ngi ñuy lijjanti di ñu seet di ñu def leen nii def leen naa vraiment dama lay ñaanal gudd fan wér ak wérle mbooloo mi nag sama wax du ci bëri maa ngi leen di ñaanal leen ñëpp di jox kàddu gi delloo kàddu gi du ma seeti jams ñu yeggali kii bi nu ma seeti waxtaan bi vraiment maa ngi leen di gërëm den xam ci def merci jërëjëf. asalaamaaleykum mbooloo mi yëpp tey dama ne woon du ma wax parce que samay kilifa bu ñu waxee waratuma wax Fallou mooy sama kilifa goo xam ne lu ma neex laa koy def fu ma neex laa koy yóbbu lu ma neex laa koy wax te bëgg na ko
amul lu ma bañal mais sama ndijaay daan faral di wax ni nit di nga joxe kàddu mais am na fenn foo xam ne boo fa tollee da ngay jël sa kàddu tey damay jël sama kàddu pour wax ci góor ñi toog parce que Assane damay seede ci ñii marché bi muy doog a ubbi mitti woon na trop amul lu ñu déggul ci prix ñoom ñi toog amul lu ñu jarul parce que ay jour de valeur lañu ñoom ñëpp mais dañoo bëgg Grand Thiès ba amul kenn ku ci taxaw ni fay leen ma temps ñun ñoo dem ba am problème luñ leen jox ñu jël boole ci ak wax joo xam ni booy génn ci kër gi bu bunt bi xawee tuuti da ngay mbëkk ba delluwaat ci biir ndax ñëfu gor yi ñu def ak ñun mënuñu woon bañ a am lii suñu toggkat yi moom mention spéciale dañ koy roof ba boy yi 1000 la ñuy daw 1000 bu ñu paree sandis ko ba boy yi bu ñu tëddee yandoor amul luñ ñu defalul ren ñu jóge fa tey sama xol dafa sedd li tax mu sedd mooy am na yenn yoo xam ne doo ko nettali mais sama ndijaay xam na Assane on a souffert billahi wallahi taala dem naa ba jamono day toog boo ma pesé du ma mat 30 kilos ndax ragal gàcce parce que xam naa lan la xam naa fi ma toll tey nag bu ma neexee bu nodd jotee ma nodd bu yuuxu jotee ma yuuxu bu fecc jotee ma fecc lu ma neex lay def te kenn du ŋàng te ñii ñoo tax maa ngi ci 90 kilos te ñii ñoo tax ñii awma seen fay ay góor piir moo ngi nii lu ñu leen defar rek mérité nañ ko yow nag dama laa sonal ba nga xam ni Ibu danaan ma régler rek yaa ngoog mi ngoog musuma laa wax nga gàntu ma jamais lu ma la wax nga defal ma ko bu ma la santul du ma sant kenn tey ku santul doomu aadama doo sant suñu borom Assane encore merci jërëjëf lim ñu defal sa bopp nga ko defal parce que doomu Grand Thiès nga mais yàlla mi am fay yàlla na la yàlla fay comité supporter yi nag il faut ma gërëm leen ñépp lay boole gërëm parce que Assane Grand Thiès dama fi daan nekk fàllu mii xam na li ma koy wax dinaa xëy 6 heures du matin génn sama kër bu may duggaat sama kër presque heure yi lay doon mais ren demeewul noonu damay tëdd ba 10 heures ma jug rek lay détails yu ndaw toogaat teg sama ataaye fii naan ba doy dem sangu dem stade ànd ak booy yi gañe dellu si loolu nag ñii ñoo ma ko may kii moom mooy sama baay faal lu ne laa koy defloo sans façon du ŋàng dañuy reyante léegi ma xam ni man ñii man maa ko tooñ ñu retourné ma ne ko defal lii mu def ko dama koy félicité góor pire ngi nii ku ma noppale ngi nii munu woon bañ a tudd comité supporter yi ay Baay Faal pire lañu ay liggéeykat pire lañu lépp lu ñu am tey bu jour yi defee 80% yi 20% yi ñoom ñoo ko def bu ñu boolee lépp nag 1000% yow mii yaa ko def. asalaamaaleykum mbooloo mi maa leen di nuyu yéen ñëpp je pense que je vais pas être long monsieur le président parce que attente bi dafa yàgg quoi bi ñu toll léegi dafa yàgg man mi Dakar laa jógee pour ñëw fii y a des joueurs qui doivent jouer demain bon xam naa ni jàmm si je vais procéder à la présentation quelques jours rek ñëw Ousmane Char yéen ñi toog ci kanam Alba du ñëw leen Michel dara way laa xotu ñëwal fekk gars yi seen président
waaw voilà président quelques jours yi ñoo fi nekk ñeneen ñu ngi si ginnaaw xam naa dañu bañ a ñëw kii mooy Charlemagne mooy gardien de but bi premier gardien moom Pape Matar ñoo fi nekk Pape Matar mu ngi nare ñoom ñaar ñi ñoo fi nekk comme gardien de but Ousmane Sarr comme milieu de terrain Dour Thiam c'est lui le meilleur buteur coupe maire yi malgré que dañu éliminé demi-finale lui c'est le meilleur buteur zonal Michel Bachikor en bleu Bachikor suñu défenseur central Pimor derrière Alves mu ngi nii ak Alva voilà en grosso modo ñun ñoo fi nekk bon ñun daal je pense que suñu réponse c'était sur le terrain def nañ benn pas pour jël zonal bi des na départemental loolu échange suñu kanam soxla nañ motivation soxla nañ appui xam nga pour mën a teg tànk naag yooyu aussi ñu ngi lay remercier di remercier staff yi yëpp voilà ñun suñu réponse daal c'était sur le terrain def nañ ko maintenant dañ la bari dans ton camp dañ lay jox nga wax di lancer waale benn message bi ma gars yi jox pour nga gën a jàppale bureau bi suuf parce que match yi day métti côté mystique plan mystique da ngay gis fu nekk la ñuy dugg bëgg nañ tamit nga ciy coordonner ak ñoom de façon directe ñu leen di wax say besoin comme peut-être xamoo lépp ñoom dinañ mën a xam ce qu'il en est parce que vraiment bu ñu gagné Grand Thiès yëpp moo gagné xam nga dañuy concentrer ay efforts yu métti pour ñëw di jouer si xam nga ñii comme ni ma la waxee sànq rek ñun dañu bàyyi suñu club bi ñëw fii gars yi tamit dañoo am match demain ñu ngi toog di xaar di la remercier di remercier staff bi supporters yi di remercier suñu jeunes frères yi aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo gagné coupe bi voilà ñun temps Grand Thiès tàmm na lii nga gën ñu pousse rek ñu avancer incha allah merci. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak ci seen sant di tàmbale samay propos di jéggalu parce que xam naa ni sedd na parce que li may toog fii maa ngi gis am na ñuy commencé di lox ndax seddaay donc maa ngi jéggalu ci loolu nekkoon ci liggéey bu metti moo tax mënuñu woon egsi comme ni ñu ko waxee woon donc ñu ngi ciy jéggalu bu baax a baax a baax bu loolu weesoo ma leen di ñaan ngeen may ma toog parce que ñëpp dañu wax taxaw man xam naa ni moom di ngeen ma jéggal ci ma bañ a jóg taxaw pour di wax li nga xamante ne moom laa bëgg a wax tey damay tàmbalee sama waxtaan di gërëm l'ensemble des joueurs yi nga xamante ne li ñu def ba jot ci ñaari coupe yi loolu dafa doon loo xamante ni c'est exceptionnel donte Grand Thiès tàmmoon na di am ay coupe yu bare je pense que li ngeen def nii nekk na loo xamante ne ab reprise la parce que nee nañu la nature a horreur du vide loolu li mooy bëgg wax foofu mooy fi ngeen nekkoon pendant ñetti at nekkatu leen fa loolu du yoon donc coupe yi ngeen xam moom ngeen am ni tey loolu mooy l'ordre normal des choses parce que ku nekk Grand Thiès dafa am loo xamante ne da nga koy yelloo donc coupe yi ngeen am nii les deux coupes loolu damay jàpp ne loolu mooy yoon parce que da ngeen ko mérité en tant que joueur da ngeen ko mérité en tant que quartier moo tax may tàmbale sama remerciement ci yéen joueurs yi ba pare xam naa ni nawetaan metti na parce que boo leen nekkee ay joueurs nga xamante ne vous êtes courtisés de toutes parts ngeen tànn Grand Thiès comme ni ko ci Aziz waxee sànq noo def man ma gërëm leen ci loolu même bu dul sax coupe yi ngeen indi damay tàmbali di leen gërëm par rapport ak loolu déjà donc ma leen di ñaanal yéen joueurs yi nga xamante ni yéen a def lii yàlla jàppale leen ba képp ku ci nekk club bi mu nekk actuellement yàlla may ko mu romb li nga xamante ne moom mooy njortam club yi gën a mag ci àdduna bi mérité ngeen nekk foofu ñu leen di ñaanal yàlla yóbbu leen fa te lépp loo xamante ne mën nañ ko pour jàppale leen ndax utal leen bunt incha allah loolu nañ ko def tamit su ma jógee foofu balaa ma egsi ci bureau bi damay remercier le comité des supporters parce que gis naa seen taxawaay ren mu doon taxawaay bu rafet li ma ci jëlee mooy àdduna nit yi bu ñu booloo rek dañu am résultat parce que Grand Thiès en réalité boo leen xoolee ASC bi pour man 5 éléments lay doon da ngay am premier élément bi joueurs yi la deuxième élément bi mooy comité supporter yi troisième élément nga xam c'est un élément essentiel moom mooy bureau bi quatrième élément bi moom mooy suñu mag yu baax yi nekk ci quartier bi comme ñoom Fallou Ba
nga xamante ne Grand Thiès jaral na leen lu nekk. 5e élément bi nag am na ay nit yu invisible yoo xamante ne peut-être seen liggéey nit ñi duñ ko gis ñu mel ni Aziz ñu mel ni Ibou dinaa dellu si seen mbir après. Donc may dellu si vraiment di gërëm le comité des supporters parce que def nañ liggéey bu rafet man recevoir naa leen sama kër ñu toog am waxtaan bu rafet bu ñu def ci seen taxawaay donc ñoom tamit maa ngi leen di remercier. su ma jógee foofu gërëm bureau bi su ma waxee bureau bi nag damay ñaaxale ñëpp laay dugalaale commission féminine bi def aussi un travail remarquable ma leen di gërëm di leen di féliciter bu baax bureau bi nag ñoom Cheikh ñoom Dabo ñoom James vraiment ñëpp ñoom Danga nga xamante ne Danga day ñëw rek bu ñëwee bu xasee ba egg si Sénégal rek amatul benn yitte bu dul ASC Grand Thiès moom it liggéeyam tam ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax su ma jógee foofu di nuyu suñu grand Fallou comme je disais nee na ASC dafa am benn élément bu essentiel mooy suñu mag yi parce que mag dina gis loo xamante ne ñun ñu duñ ko gis dina may woo di ma conseiller te xam naa ne tam dina conseiller gars yi donc liggéeyam bi nga xamante ne def na ko ci Grand Thiès depuis des années loolu tam ñu ngi ko ciy remercier parce que moom taxawaayam c'est une position qui est transcendante amul xaj ak seen Grand Thiès la gëm moom la gëm lu mu mënti am Grand Thiès moo ko gënal donc loolu vraiment nekk loo xamante ne dañ koy rafetlu su ma jógee foofu nag donte maa ngi gërëm bureau bi donte maa ngi gërëm tout le monde may gërëm Ibou nga xamante ne sama frère la mais dafa nekk aussi sama xarit donte sama frère la mais sama xarit la aussi di ko gërëm parce que xam naa ni moom it am na taxawaay bu am solo mook Aziz ñuy gérer mystique bi xam naa ni loolu moom nekk na lu am solo ñoom ñu ngi koy dox aussi comme il se doit ma leen di gërëm quartier bi nag vraiment ñun moom la ñu am Grand Thiès parce que nit ki fi nga xam ne foofu nga yaroo nga dem foofu ba jógee fa boo fa delloo rek del xool lan ngay mën a jàppale nit ñi te ba ma gisee ni tax ma jël Grand Thiès dama ñëw fii benn at loolu ñu bëri peut-être xamuñu ko dama ñëw fii benn at fekk Lazare door Grand Thiès 2-0 dama ko fàtte ku ma romb gis ko mu mer ñoom Ndeye Mare ñoom Aziz gars yi ma gis ne dañ ko naqarlu foo romb gars yi di wax naan non lii affaire bi metti leen ma ne ah ñi kat comme équipe bi foofu la leen toll te man fii laa nekk doomu Grand Thiès nañu xool naka la ñuy jàppale équipe bi ba équipe bi retrouver son lustre d'antan donc bu ñu demee tey ba toog yàlla jàppale ñu bu ñu am 2 coupes zonales sachant que amoon nañu phase nationale bi loolu dañ ciy sant suñu borom li ma leen bëgg a wax nag mooy nee nañu ku liggéey ba am résultat am lu la ci fekk mooy lan voilà mais balaa maa egsi ci boobu sa waay tama lu muy jar waaw waaw am nga ko beneen waaw am nga ko beneen waaw kon jàppal ne am nga 4 tama voilà kon gars yi tàccu leen loolu waaye voilà yow moom dootoo loué tama pour dem stade léegi waaw jeex na kon jeex na léegi nag sama gaañi li ma leen bëgg wax mooy nee nañu l'appétit vient en mangeant tàmbale nañu ak final zonal bi nañu góorgóorlu dem ci départemental incha allah te lépp li nga xamante ne soxla ngeen ko dinañ ci taxaw balaa boobu nag dañu waxtaan man ak dirigeant yi ba jàpp ne dinañu ekkati 1 million de francs jox leen ko mu nekk loo xamante ne da ngeen koy bokk ak ASC bi waaye li ma gis fii tey nii tax na ma ne 1 million boobu yéen joueurs yi yéen a koy moom ma may leen ko. bu loolu weesoo
li ñu war a jàpp pour que ngeen mën a nekk dans les conditions pour mën a aborder match yi di ñëw kooku dinañ ko gérer loolu laa leen bëggoon wax gërëm leen yéen ñëpp di leen wax ne heure boo leen indee résultat maa ngi seen ginnaaw maa ngi seen ginnaaw foo leen ko fekkee maa ngi seen ginnaaw foo leen ko fekkeewul te heure boo leen indee résultat di ngeen ma fekk seen ginnaaw davantage ma leen di remercier yéen ñëpp di gërëm sama xarit yi ñoom Dame Mbacké suñuy grand ñoom Lemzo nga xamante ne ñoom tamit ñu ngi ci ginnaaw tam di def benn liggéey xol yi tamit vraiment doon xol yu rafet ku ci ne jàpp ci ñoom patron vraiment daal ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ci biir quartier bi di jàpp ci ASC bi xam leen ne ñu ngi leen di gërëm man moom kontaan naa te lépp lu ma war a def en tout cas pour ñu gën a dem ci kanam ba déwén incha allah ñu ñaan yàlla ngeen egg ci phase nationale boo leen jëlee départemental bi ñu góorgóorlu dem ci régional ba déwén ñu nekk phase nationale su boobaa moom incha allah je crois que dina fekk ñu def loo xamante ne lu am solo la maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax di leen ñaanal suñu borom yàlla taxaw leen ci seen projet personnel yi ba lépp leen soxla incha allah yàlla def ko ak jàmm merci beaucoup maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax merci.